Yo, it's dead in this town. acca jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers VFtv mbégte la ñuy amaat ak cawarte àndandoog yéen ci la première chaîne des valeurs dédiée aux femmes tey nag boo leen ñu gisee xam ne ñu ngi fii ci Ndayane Grand Diourbel ci benn foire bu mag boo xamante ne ren mooy première édition bi mu mel ni nag ci sama plateau dalal naa fi ci ñenn ñi nga xamante ne bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoo nekk promoteur foire bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoog mbokki téléspectateurs yi lay seetaan. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen jaare di rafetlu seen teewaay bi vraiment di nuyu téléspectateurs yëpp di wax seen télé bi moom macha allah vraiment ñu ngi rafetlu taxawaayam fii au niveau de Diourbel liggéey bi ñu def ni mu rafete quoi waaw encore une fois di leen remercier quoi c'est vrai que initiative bi comme ni ñu ko expliqué bon man ak sama benn frère Khadim Kane ñoo si toogoon nii da si waxtaan nii rek mu nekk benn mouvement ba nga xamante ne mouvement vision la lañ ko tuddee mu nekk diggante Ndayane ak Grand Diourbel champ de course Diamaguène ak Diourbel Toog bon Thierno Kandji en manière générale quoi parce que Thierno Kandji bu ñu ko waxee rek bon moom moo ëmb quartier yooyu yëpp voilà léegi nag dañuy gis chaque année Khadim Kane mu ngi ko commencé woon di taal ay pétard di ko defal xale yi ci Covid bi ñu génn nii année passée ñu interdit woon ay affaire ay pétard ak ay rassemblement xale yi nag ñëwoon ci Khadim di jooy parce que voilà année boobu amatul woon ay pétard yu ñuy taal et tout ça vraiment affaire bi nekk lu ko marqué nag métti ko. un jour nag mu ñëw ñu si waxtaan mais ma ne ko nag pourtant war nañ ko mën a gën a élargir pour que yeneen ay programme pourquoi pas boole ko si voilà si la indi veille culturelle bi ñuy defoon démb indi affaire u aada cosaan tukulóor séeréer joolaay nga xamante ne ethnie yooyu ñoom ñoo nekk si zone bi noonu ñuy waxtaan si dem gis suñu yeneen ay moromu jeunes yi dëkk si quartier bi impliqué leen si biir ñu indi idée wu ay don de sang ak foire bi après yëpp ci la génn ñu ne nag kon nañ ko def ci le programme mu sargal Adjuma Ndiaye bi aussitôt am ku ko joxe comme xalaat comme li ñuy wax rek mbooloo mooy doole. voilà c'était pour jàngal peut-être sunu yeneen morom yi ñi nga xamante ne ñooy les jeunes nekk ci quartier yi que développement dépendre ci ay dem ci ay yenn autorité loolu dafa dépendre ci ñun mais aussitôt ñu bokk ndey bokk baay di booloo. ku nekk buy ndee xalaatam rek solution mun na fa am parce que tey li ma gën a marqué tey bokk na ci foire bi mu jeexee ñi jaaykat yi dañoo ñëw ne ma Mor Faye est-ce que foire bi tey lay jeex may leen si tey lay jeex parce que 2 jours la comme 72 heures la bon parce que tey dañoo sentir seen bopp ci seen njaay quoi vraiment ñiy jeexal pour ñoom xëy na bu ñu sañoon dañuy kii bon comme première édition la noonu rek lañ mënoon a def loolu nag nekk lu ma marqué. bon ñi préparé beneen yoon peut-être année prochaine incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee ba ñu egg si dinañ fexe gën ko yaatal soit pourquoi pas ñu def ko une semaine loolu lépp mu ngi dépendre si après ak mouvement bi bu ñu toogee waxtaan ba nga xamante ne d'accord nañ si loolu ñu jéem a xool niñ koy gën a mun a améliorer ba nga xamante ne aussi si wàllu culture dinañ fexe ba gën a fësal affaire aada joola tukulóor séeréer parce que c'est vrai que am na lu ñu si jot a def mais xam nañ ne affaire yu des bu ñu paree ba def évaluation dinañ xam lan lañ war a dolli ak lan lañ vraiment fan lañ war a kii quoi mais vraiment di remercier encore population Thierno Kandji. bala ngaa remercier mu mel ni comme ni nga ko waxee rek ren ngeen koy doog a commencé mais gis ngeen ne population bi bëgg nañ ko waa Diourbel bëgg nañ ko rawatina Ndayane mu mel ni comme ni ma déggee sànq nga wax rek mooy gox sa gox ku ne fa nga nekk rek da ngay ñoddi daal di jëmale sa côté dëwën comme niñ leen ko waxee que ne biñ ne foire bi jeex na tey dëwën nan ngeen ko xalaate amélioré ba mu ëpp 72 heures yi. waaw loolu de toute façon xam nga bu ñu paree si lii effectivement bu ñuy def évaluation dinañ parce que il faut ñu toogaat d'abord xool depuis début ba fin lan la ñu war a am comme jàngat
bon déjà jàngat yi commencé na am parce que comme ni ma ko waxee rek li ma gën a mën a marqué ci événement bi mooy tey ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon di jaay parce que standing yi déjà dañ ko def gratuitement am ñoo xamante ne démb sax c'est vrai que ñëwuñu woon parce que xëy na dañ jàppoon xëy na wala soit comprendre nañu woon voilà c'est ça. demee moo tax démb ñëwuñu woon mais tey gis nañ ci seen bopp bu baax a baax ba ngeen xalaat a yokkaat sax stand yi. exactement parce que dinañu permettre au moins que déwén lu mu bon ñu jël def ko benn une semaine ba nga xamante ne dañ koy def ba le 31 décembre ñu nekk collecté ko bon xam naa loolu moom je pense que dinañ ko war a mun a def et puis lu war a mun a nekk la waaw lu war a mun a nekk la quoi parce que gis nañ si njëriñ intention bi ñu si amoon aussitôt c'était pour population bi ñu yëg si seen bopp te yàlla dimbale nañu ba loolu ñu si doon jot aussi xëy na am nañ ci lu kawe suñu njot sax waaw parce que nit ñi jaay nañ ba jeexal am na ñu fi nekkoon di def ay formation di defar ay sachet ay sànqal et cetera lépp jeex ñi indi ay parfum lépp jeex ñuy jaay ay dàll ay fëgg jaay lépp jeex tey gerte caaf sax daf fi jeex maire yi ñëpp vraiment tout le monde ñëpp a kontaan bon loolu kontaante bu mag lañ ci am parce que aussi comme ni ñu ko waxee rek c'est vrai que. mu mel ni première édition bi la gis nañ ne nit ñi bëgg nañ ko comme ni nga ko waxee rek ñu ñëwoon ci foire bi ñëw jaay si ku nekk jeexal na ba taxaw di laaj ndax foire bi dafay yem tey kon ñuy laaj dëwoon organisation bi nan ngeen ko nar a tëralee. waaw incha allah déwén moom bu ñu fi yàlla bàyyee ba ñu yegg si bu ñu toogee comme ni ma ko waxee rek def évaluation bi yëpp ba pare am na la nga xamante ne d'ailleurs si biir programme bi sax ñi ngi naan commencé di wax naan déwén nii ak nii la ñuy def parce que bokk na si tey li nga xamante ne moom mooy si wàllu culture cosaanu joolaay gis nañ ne c'est vrai que def nañ ko mais am na lu des parce que dañu bëgg déwén joolaay ñuy ñëw en masse ñëw yendu fii ak ñun parce que dañ ko bëgg a def 3 jours yi nga xamante ne journée bi dafay nekk journée séeréer yi le lendemain les Joola sur lendemain ñu jël tukulóor yi bon parce que 2 jours 72 heures gis nañu dafay xat parce que mënuloo si may ku nekk benn temps fort bu gàtt lay am pour mën a peut-être wane li mu boppam surtout voilà exactement kon day tax day jar ñu jël jour bu nekk ñu jagleel ko kenn si boobaa nga xamante ne tey joolaay ñoo koy moom si boobaa ñoom ñooy indi seen ay. mel ni ren daal commencé ngeen ko mu neex ba dëwoon ngeen fas yéene yokku ñu bëggoon a xam ndax lii yéen a ko def ak seen propre moyen wala am na autorité yu ci jàpp. waaw effectivement suñu ay propre moyen c'est vrai que lañ ko defee c'est vrai que c'est pas facile nag xëy na boo koy wax nit ñi duñ ko gëm parce que d'ailleurs defuñu benn carte soutien defuñu benn parrain invité yi. kenn lañ fi invité comme ab autorité buy def politique muy Pape Thiam di inspecteur des impôts et domaines parce que pourquoi ñu invité ko c'est pas. est-ce que jàpp na ci moom Pape Thiam moom ngeen def invité bi ren. waaw xam nga Pape Thiam dafa nekk suñu xarit pour que nit ñi ñu comprendre loolu c'est vrai que ñun demandé wuñ ko benn soutien mais dañ ko invité en tant que ami. pour que mu ñëw bokk ak ñun bés bi parce que ñi muy àndal ñëpp déjà ay xarit lañ n'est-ce pas voilà kon moom buy ñëw fii si noowu. bref comme ni nga ko waxee Pape Thiam ngeen fi invité woon en tant que ami mu ñëw jàpp ci bés bi ana nan ngay sant gërëm bala ñu laa bàyyi dugal beneen invité. waaw ñi ngi sant di gërëm sunu partenaire d'abord muy La Rose boutique bi nga xamante ne. Khadim Kane mooy le PDG ak entreprise PDF bi nga xamante ne dafa ñëw def participation jàppale ñu ci installation électricité bi éclairage fi yëpp muy Diop Faye di sunu benn frère bokk aussitôt ci mouvement bi ak équipe am ñooñu il faut ñu remercier leen mais ñuy remercier aussi DJ Raxu ak Skype bi nga xamante ne tey ñoom lañ dénk li jëm ci affaire organisation podium bi concert bi et tout ça vraiment ñu def ci liggéey bu rafet parce que sonorisation yi yëpp ñoom ñoo def les démarches indil ñu ko
encore une fois di remercier population Ndayane Thierno Grand Diourbel champ de course Diamaguène Diourbel toog ak équipe yëpp vraiment di leen remercier oui vraiment suñu xol sedd na. merci beaucoup kontaan nañu comme ni mu ko waxee rek ren moo nekkoon première édition bi gis na ne population Diourbel yi bëgg nañ ko safoo ko ba tax dañ doon laaj sax ndax tey la foire bi yem kon sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal rek di wax ne kon déwén ku yokk cere daal da nga xam ne da ngaa war a dolli ñeex incha allah ca merci beaucoup. It's dead in this town. salaamaaleykum amis téléspectateurs de la VFtv ñi ngi fii Grand Diourbel ci foire bu mag boobu nga xamante ne nii tey jii ñëpp a génn jaay seeni lal fas yéene rek bégal xale yi nga xamante ne nii ñoom ñoo dëkk fii ci tundu Grand Diourbel Lambo HLM ak Ndayane ak yeneen tey nag ay ndaanaan dañuy jaar fii nga xamante ne nii mooy la télévision VFtv la chaîne mère la chaîne leader njëkk a juddu njëkk a baax waaye dama toog ak benn gan gu am maanaa muy kan ñu koy woowee DJ Ngagne mi ngi noonu alors DJ Ngagne nag xam naa ne moom li ma bëgg a xam yëpp ci festival bi man moom moo ma ci doy parce que xam naa ne non seulement ci organisation bi la bokk mais leer na ma ne aussi dafa bokk ci gox bi waaye tamit ay la mu sànc tey ji ay la mu sañse bu pare dina ma ko décortiquer aca Ngagne wax ñu festival bi inspiration bi nan la leen dikkee ak nan ngeen def ba mu agsi fi tey ba am doole nii à ce point. soxna si maa ngi lay nuyu macha allah di rafetlu seen teewaay fii dafa fekk ne kër boo ciy dugg faaw nga nuyu borom kër gi ndax tey mënuñu dugg fii te tudduñu délégué de quartier bi muy Mbaye Sabane mu di koy nuyu de passage et Khadim nag mënuñu wax ci moom lépp ndax bu ñuy wax ci moom yaakaar naa danañ fi jël atum yàlla duñ fi jógee moom Khadim Kane ndax lu jiin njàkk moom mooy njàkk waaw lu jiin njàkk moom mooy njàkk et comme ni nga ma ko laajee rek mooy lii nga xam ne fi la doore ci man ci li ma fekkee parce que nit ki suy wax day wax ci li mu xam première année bi ma fekkee ñuy def lu mel ni ñu ngi ko doon defee fële nga xam ne ci HLM la tombé woon ak ñu defar fii nga xam ne mooy bërëb yi nga xam ne moom leen wax mbanaar yi nga xam ne bërëb ba nga xam ne cosaan la ak aada bërëb la ba nga xam ne dafa lamba culture ba fees macha allah maa la wax li bërëb bii ngay seen soxna si xool ko rek guy yi mbanaar yi boo fa duggee rek beneen affaire la. mais kan moo ci doon def jeu de lumière kii ñeme na de. jeu de lumière yi dafa am benn électricien bu fi nekk bu ñuy wax EDF Diop Faye ci doomu dëkk bi la li la wan ne Ndayane lépp a ngi fi. est-ce que du ko tuuti ki sol veste bi. moom la xalaas abbaanuñu dara Ndayane lépp a ngi fi Khadim nag li ma la wax rek mënuñu wax ci moom parce que borom xol bu rafet rek moom moo mën lii fa mu déparé moom kese la woon moom ci ndum kot ñu dem ba jëmi jamono ci li ma fekkee ñu ñëw fii nga xam ne xool nañ béréb bi ni mu meloon mu tilim tax ñu ne lii de en tant que citoyen war nañ koo defar buñ ko defaree suñu bopp lañ ko defaral te comme chaque année damay taal fii ay pétard mbali mi ni mu mel jaaduwul mu waxtaan ceeg kii nga xam ne moom mooy délégué di quartier bi ak ñi nga xam ne ñoom ne askanu waa Ndayane ñu waxtaan ba tënk ñu defar ko at moomu dindi mbalit mi ba mu set wecc taal fi ay pétard xale yi bëggee ñëpp kontaan ñu ne du yam fii déedéet Khadim rek du ma yemale fii ndax lu baax du doy ndax mbaax amul tànk waaye dafa jéggi géej loolu la Khadim def moo waral bu Covid bu duggee mu amoon dog-dog boobu nga xam ne Covid bi sax presque moom moo waral boo dee xool année yi sax yi ñu génn 2 ans yi demewul noonu bi Covid passé na Khadim na acca ñu delloo buum ca mboy ga waaye ren nag day wuute gi fi daan am danañ dugal ci mbanaar yi li nga xam ne mooy jeu de lumière yi ba mu ne fang ndax lu ne fang kenn du ko jeex ñu woo askanu Ndayane tàmbalee ko nag c'était le 18 jëm le 29 muy bés le 30 muy bés le 31 muy tey muy bés bi nga fekkee nga xam ne démb ci la 30 bi ci la dajale askanu Ndayane yi ku nekk Ndayane tudd Tukulóor tudd Njaago tudd Saraxule tudd Lawbe tudd Mandeng ñu daje fi def nuit culturel bu toj ñëpp bëggee Khadim yamul foofu mu ne le 31 décembre ku li luy pétard danaa ko taal Diourbel lii ndax bien vrai que Ndayane lañ ko defee mais Diourbel yëpp ko bokk. en tout cas man bu déwénee incha allahu rabbi taal pétard yooyu moom man du ma ko taal parce que sama VFtv moom yi nga xamante ne mooy rëcc nit ñi moom day dem jëli ko daal di ñëw def ko benn scoop rek tegaleen ko fee mais am na lu nga wax léegi ci Khadim man sama xarit la parce que seen kër gi nii fi laa doon nekk tout le temps parce que sœuram di Mam Sey sama xarit la ñoom nii lañ mus a mel seen yaay nii la mel seen papa nii la mel ñoom lañ mus a mel mais da nga wax ne démb dañ fi boole culture yëpp donc ce qui veut dire que genre festival Salam moo fi amoon démb donc ku nekk ñëw ak sa aada ci gis-gis ban jàngat nga ci am bu ñu demee ba réunir ethnie yëpp boole leen fii tey jii ci tund bi yaatul noonu mais terewul gis naa ne ñëpp a ànd. jàngat bi ma ci am d'abord mooy Khadim mu ngi jàngale d'abord Khadim mu ngi jàngale mu ngi woon nit ñi ne liggéey rek moo wóor
et parce que lii daf ko nas ci liggéey parce que bu ko nasutoon ci liggéey du agsi fii parce que ku xool lii xam ne liggéey moom moo andi lii muy ñaax ndaw yi ne leen àdduna boo fi nekkee lii rek moo fi am boo tolloo ci liggéey na nga liggéey boo tolloo ci kafre nga kafre moo waral mu tànn ñetti bis yi ñu kaf ci ree ci kontaan kenn ku nekk sa xol sedd loolu la ñaax ndaw yi ne leen nag dem leen liggéey c'est le travail paye parce que lii wóor na ko ne ku taxaw fii xam ne lii liggéey moo ko may Xaadim La Rose liggéey rek moo ko andi. donc xam naa dama lay libérer rek daal di dem xooli page publicité ñëwaat léegi ci plateau bi incha allah. Yo, it's dead in this town.